jërë ngeen jëf mbokk déglukat yi ngeen di nuyu bu gën a sell Sud FM seen rajo 98.5 ñëw ngeen seen émission jano bi tey jii nag dañ ci am gan boo xam ne kenn dootu ko présenté yi fii ci biir réew mi ci wàllu langue politique gi muy sama tooma di El Hadj Malick Ndiaye Malick ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay nuyu Turando El Hadj Malick di am mbégte lool dellu siwaat fii ci Sud FM seen rajo wala sunu rajo di ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax rek mu doon njariñal askan wi. di fàttali yaay nag secrétaire national à la communication du parti PASTEF waaw moom Malick loolu ñun ndomba tànk wu lan la ëmb. waaw xam nga ne ku wax politique moom wax fësal. wax politique wax tamit fexe ba sa discours ak say mbébét ak say projet mën a yegg ci askan wi te loolu dafa am lu ko lal mi maanaam li ñu wooyee communication nga xam ne moom mooy tënk stratégie ak accompagnement ak plan d'action bi nga xamante ne nii lépp loo xam ne parti bi mu ngi ciy liggéey comme activité wala discours wala lépp lu ni mel lu aajo ak loolu foofu lañ koy xeltoo togg ko fa doo ko seetantal doo ko yekk ngir askan wi mën cee jot. dama gis parti doon am di am chargé de communication ak porte-parole yéen ngeen ñëw am porte-parole am secrétaire national à la communication am pôle des débatteurs loolu yëpp pour lan la. xam naa ne yow jafe-jafe yi ngay am boo bëggee débatteur moo tax nga may poser toutes ces questions là. damay laaj rek parce que waaw c'est que xam nga ñun. parti bi ni mu organisé woo la. dañu jàpp ne jamono yoo xam ne benn nit mooy nekk ŋànk benn mbir di ko yor doxal moom kese amatut. équipe la man secrétariat bi may jiite directement am na 25 membres mais indirectement du ma leen wax sax ñaata membres ñoo ci nekk. ñoo xam ne aussi c'est des membres yu nekk ci ay sous-secrétariat donc mu am loo xam ne mooy coordonner pôle débatteurs yi parce que ñun ni ñuy doxee. du ne SN communication rek mooy ñëw tànn ne diw demal débat déedéet dañu def benn genre pôle boo xam ne SN communication moo fa nekk waaye ñu dugal ci biir li ñuy wax ki yor wàllu mouvement des cadres ki yor wàllu personne ressource ci mouvement des cadres ak ki jiite école du parti ñu tànn kenn tamit ci école du parti bi mu koy coordonner xam nga lu tax. daanaka cadre parti bi ñoom ñooy animer plateau yeeg yëpp. mu am école formation ñoom Bassirou Diomaye voilà école formation ak SNCOM. donc ñun SNCOM ñu ngi gën a yëngu ci profilage bi. ak ci xool type d'émission bi lan la adapté kan moo war a dem lan élément de langage yeeg yu ni mel mais dañu am aussi partie boo xam ne formation des débatteurs parce que on le fait souvent ak briefing débriefing. donc looloo tax ak nag grenier bi nga xam ne mooy mouvement des cadres looloo tax ñu def ko benn genre consortium je peux dire pour di mën a tënk bu baax a baax di mën a fournir les meilleurs débatteurs et je pense que mu ngi feeñ ci plateau yi donc loolu nag wuute naag aussi porte-parole bi nga xam ne moom dafa war a bokk ci copil bi di fépp fu ñu nasee ko nocc ci l'instance suprême mu nekk ci biir mën a xam lépp mooy maître Abdoulaye Tall ñu ngi koy nuyu au passage waaw donc wax nga ko léegi El Hadj Malick Ndiaye actualité nit ci gën a fës moom mooy ñaari fan ñuy génn conseil constitutionnel rejeté recours yi nga xam ne déposé nañ ko bi mu njëkk a déposé moom moo nekk bi mu njëkk a rejeté moom moo nekk recours jëm ci wàllu loi portant sur le code pénal et le code de procédure pénale beneen bi mu dàq moom moo jëm ci nga xam ne moom moo nekk ci wàllu portant modification du code électoral fi mu toll nii débat daal di jib 4 personnes siégées au moment où 7 personnes ñoo waroon siéger 2 yi dañoo jekk fin de mandat kenn kii dafa ñàkk ba xam ñoo yàlla yërëm tabaaraka wa àjjana naka nga jàngatee fi mu toll nii coow loolu yëpp nga am te nag waa conseil constitutionnel daal di ko waral ci débat politique bi. waaw xam nga Sénégal moom daa am loo xam ne daf koo rafle ci même réew. mu di yoon. pourquoi mu rafle dëgg yàlla neexul ñu koy wax waaye dañoo am ñu fi ñëw ñoo xam ne ba ñu yegsee ci pouvoir ba léegi yoon moom seen yoon newu ci maanaam régime bi président Macky Sall ñi mu àndal yàgg nañoo salfaañe yoon te loolu lu jiitu sax ñiy falu la. ndax président Macky Sall moo fi voté sans carte d'identité force porte ak yu ni mel donc tey lenn rek la yoon dul def mooy lu Macky Sall bëggul mais lépp loo xamante ne ni bëgg na ko débrouillez-vous par tous les moyens pour le faire et ils vont le faire am na si nag ñoo xamante ne ni ñi ngi ci biir justice ci biir magistrature bi di bañ mais gis nañ chaque fois ñii dañ leen di affecté gis ngeen jóge woon Fouta ñii dañ leen di xañ ñii dañ leen di pousser ba ñu sax démissionné
et cetera képp justice ñoom ci seen bopp ñoo sentir ne amuñu indépendance dañ leen noot. te loolu dafa bokk ci dige yi ëpp solo yu Macky Sall defoon ba muy dagaan baatu réew mi mais comme wolof nee na jikko wutkat du jikko. ngay xaar ba mu jot ca la mu doon wut ngay dooraa xam. moo tax conseil constitutionnel wax dëgg yàlla bañ lan la ñu tàmmal ci 12 ans yii je suis incompétent. wala je fais ce que Macky veut. et fii malgré document ak argument yu leer nañ yoo xamante ne nii opposition bi teg na ko à travers l'honorable député Cheikh Bamba Dièye. mais ils ont allègrement violé l'article 23 de la loi organique relative au conseil constitutionnel bi nga xamante ne nii dañ ñoo réunir dans l'illégalité. maanaam ci anam yoo xam ne teguwul fenn lañ ko defee. ndax parce que matuñ nombre. oui parce que article 23 boobu. nga xamante ne nii moom mooy wax clairement que en cas d'absence temporaire maanaam koo xamante ne nii daf ne par exemple damaa tawat. wala am na daal maanaam lu ko gàllankoor ba mënul ñëw waaye waxul ne dafa bàyyi wala dafa faatu wala nangam. loolu mën nañ ko comprendre waaye conseil constitutionnel bii xam nga lan moo fi xew. ñett ñoo manqué ci juróom-ñaar. les 4 ñoo siégé kon. ñett ñi manqué mais ñaar ñi seen mandat dafa jeex. kenn ki faatu. yal na ko yàlla yërëm. taxaare ko aljanna. ana temporaire foofu ki faatu mënatul ñëwati. ñaar ñi seen mandat jeex mënatul ñëwati. lan moo tax booba ba léegi ñuy alerter Macky Sall réguler wul conseil constitutionnel bi fa nga xam ne fa lañ yaakaar ne maanaam moo tee nday sart réew mi nekk dans l'illégalité mooy réew ma yëpp yoon ba yëpp dafa nasax amul dara lu ci nekk dans la légalité parce que fépp fu ñu jaaxle ca constitutionnel bi la ñuy dem ci constitution bi la ñuy dem wala conseil constitutionnel ñoom ci seen bopp nag far nekk dans l'illégalité mais mooy li ma doon wax sànq bu ñu leen joxee dossier ne leen valider leen ko wala invalider leen ko dañ koy def parce que nañ leen di tànnee la. ca tànnin wala. mooy tànnin moo posé problème. tànnin waa posé problème. ndax koo xam ne sa droit de vie et de mort président Macky Sall moo ko yor soo amul yenn maanaam dëgër yi trop wala am looy bañ trop lu mu la def loolu ni ñu ko def. ñu ñëw ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu code électoral bi ak modification yi nga xam ne am na xam naa sax nañu si waat ci loi sur le terrorisme gis nañ ne. ci wàllu code électoral bi amoon na dialogue politique boo xam ne am na yéen sax àjjuma sow moo leen fa tegaloon bokkoon ci plénipotentiaire ku jëkk politique gi ci wàllu dialogue bi. dialogue ba mu jeexee am na ci poñ yu bëri yoo xam ne jubawuñ ci. lu ci mel ni parrainage bi lu ci mel ni caution bi lu bëri jubawuñ ci ñu xëy rek yóbbu affaire bi ci assemblée nationale est-ce que kon dialogue bi jaroon na ko Malick. yow kay laaj nga laaj bi waaye mën nga koo tontu. xam naa damay tàmbali foofu jaajëfal bu baax ku jëkk politique gi rawatina nag aljuma sow bi nga xam ne daf ñu teewal foofu. mais dafa def liggéey bu extraordinaire. pas li ma bokk ak moom parti mais ku jëkk politique yi ci boppam ñoo koy wax. il a fait un travail extraordinaire pendant des mois voire des années ci dialogue bi et il a rendu compte fièrement et à chaque fois il a défendu les positions et les idées du parti et de l'opposition donc aljuma sow dama ko ci profité di ko jaajëfal wax dëgg fa yàlla ci liggéey bu rafet bi mu fa def. waaye bi mu ñëwee tamit di ñu rendre compte ci li nga xamante ne ni moom la nar parce que yàlla may na ko tamit muy saytu affaire yi ba nga xam ne fii Macky Sall jëm ak loi bi moom alerté woon nañu si. ah waxoon na leen ko waxoon nañu ko. donc may wax ni encore une fois lépp rek dafa dellu si waat ci ki nga xam ne mooy Macky Sall léppam doole la ak ñi ko uy ji. léppam doole la non dafa am. dañuy def part des choses. daa am dialogue national. ak dialogue politique. am dialogue politique ci biir. Pastef dafa mës a wax ni amul lu muy dialogue ak Macky Sall maintenant dialogue politique bi soxlawul sax maanaam coow lu bëri yépp mooy lan mooy nañu woo ñi nga xam ne ñooy kujjeeg politique gi woo ñi féeteeg ci nguur gi woo ñi nga xam ne faruñu fenn. bu laajee sax ñu woo ñeneen chef coutumier wala dara ñu toog ñu pencoo ba nga xam ne fii ci mim réew mbirum élection dootuñ fi nekkati naan fichier bi baax na mode électoral bi baax na nangam sangam loolu yëpp dañ koy defar tënk ci une bonne fois pour toutes Sénégal mbirum élection dootuñ fi nekkati di ci débat loolu nag moom moo taxoon ñun ñi participer ci loolu mais participer wuñ benn yoon ci dialogue national bi nga xam ne naxaate la woon. am na loon ci jublu woon te yaakaar naa ne askan wi gis nañ ko te dialogue national bi nax saay na. léegi nag
li nga xam ne moo jëm ci wàllu code électoral bii. voilà nga xamante ne nii dañ ko récuser maanaam dañ ko bañ ba fa bañ yam. parce que la ca nekk moo doy waar. comme lan par exemple Malick comme lan. xam nga tey Macky Sall da ngay relier code pénal bi ak code électoral bi. c'est-à-dire que tey dafa yombal nu mu mën a yàqee casier judiciaire tout adversaire politique. mooy lan. est-ce que loolu du argument opposition bi muy teg. non argument des arguments de l'opposition. xam nga Hadj Malick bu ñu ne tey. manifestation am na masalan. place de l'Obélisque. waaw. ñu ne su fekkente ne te ñëpp xam na ne manifestation yëpp dañ koy infiltrer di ko jaxase. ñu ne bu fekkente ne manifestation yi am na ay débordement dootul yem ci manifestant yi ñu jàpp et cetera mais même personne morale ñi organiser. moom boobu mooy code pénal ak code pénal bi c'est-à-dire que moom li mu def Macky Sall du def dara ci hasard la mu def dañuy fekkante nooy mën a yàqee casier judiciaire bi ak boo xasee ba yàq casier judiciaire bi nan la code électoral bi di extirper di génnee ci course bi. kon ñaar c'est lié donc c'est lié. maintenant boo ñëwee ci code électoral bi daf ci am ñaari objectifs principaux. mu yan benn bi mooy écarter adversaire politique boo xam ne mën na ko xañ troisième candidature mën na xañ kem ku mu tànn moom comme candidat wu Benno Bokk Yaakaar mu gagné maanaam mu écarter leen. ñooñu ñan lañ. gis na ne def na ko Khalifa ba pare def na ko Karim. mais fi mu ne nii kenn kese moo ko teree nelaw ci réew mi. loolu réew mi yëpp xam nañ ko. muy kan. mooy président Ousmane Sonko. ah lu ko Ousmane Sonko mais bu tëddee mu nelaw mu war jojj. mu bañ a nelaw. na xam ni lay teree nekk Ousmane Sonko candidat ci mim réew. ku dul yàlla suñu borom amul. même s'il est frappé par les articles du code électoral. président Ousmane Sonko mënoo koo duut fenn baaraam balaal ko. loolu la yàlla dogal. ba fii ñu toll nii ba fi may waxee yow tey. parce que am na yoo xam ne xaw ma nag la mooy xew ëllëg. loolu leeralaguñ ko. non am na yoo xam ne justice ba leeral ko. amul c'est-à-dire que même li nekk pendante ci justice. maanaam dossiers yi ngeen di wax. affaire marché yooyu. waaw loolu moom xel xalaateesul sax ñu naan dañ ci yàq casier Ousmane Sonko. loolu bu ñu ko defee. ñoom xam na ñoo gën a xam ne. loolu mënuñoo fexe ba sukkandiku ci ba Ousmane Sonko du nekk candidat. xanaa bu boobaa ñu ne xanaa dañoo bañ élection am ci mim réew. ñu ngi wax ne. léegi nag waaw allez-y waaw. loolu mooy objectif écarter candidat dinaa nekk roi des arènes mais du ma sëgg bëre ak mbër mu tolloog ni man déedéet man ay. cuuj loolu amul ci làmb ji moom. ay cuuj rek lay bëre ñun sport lañu def loolu amul ci làmb. ay cuuj rek lay bëre roi des arènes moom loolu la bëgg. làmb ji moom roi des arènes mooy bëre mbër yu mag yi pour natt boppam. moom daal ay cuuj rek la bëgg di bëre. beneen deuxième bi ci ëpp solo. muy ban nga xam ne réussir woon na ko 2019. mooy 2,5 voire 3 millions primo votants yi bu ñu voté ndax Maodo études yi dañu wone ne fépp ci àdduna. jeunesse c'est rare mu ànd ak pouvoir mais Sénégal moom non seulement jeunesse bi ànduñoo pouvoir bi parce que bu njëkk jeunesse daraan bañ a ànd ak pouvoir ba pare du mooy politique dem du ko sax lijjanti. dafi leneen. mais bi yoon jeunesse bi dañu bañ pouvoir bi bañ a ànd ak ñoom waaye wëlbatiku ànd ak ki nga xam ne yaakaar nañ ne moom moo mën a jàpp ci seen avenir u ëllëg. non man yéen a jàpp loolu. non yéen waa Pastef yéen waa Pastef yéen a jàpp loolu. yéen foog ngeen fi mu toll nii àdduna yëpp bu doon daanu. Hadj Malick waaw. loo bañ lëg. bàyyi ko gudd noppam ak mën a dawam. loolu kay werante ko moom. yow yéen mënu leen wax ni. président Ousmane Sonko jeunesse bi ñoo ko topp. yéen ñan. yéen ñëpp koy wax. ñun waxuñ loolu. président Ousmane Sonko. mooy candidat réseaux sociaux yi. jeunesse baa fa nekk. ñëpp gis ni li xew mars jeunesse bi dañoo jóg bañ ne suñu yaakaar kenn du ko faagaagal. ñëpp gis nañ ne fépp fu événement am président Ousmane Sonko teew fa bu paree jeunesse bi dañ naan ko dañ ñooy gunge ba sa kër ndax wóoruwuñ kenn donc jeunes yooyu noonu. dañ leen bëgg a tere voté xam nga ci naka. ci naka. waaw dama bëgg a laaj bu révision tijjee xanaa kay ku musul am carte d'identité su jëlee certificat de résidence am jël extrait de naissance am bu demee war nañ ko mën a inscrire mu am carte d'identité nekk ci liste électorale bi. loolu amul. dañu ne pour nga inscrire ci liste électorale bi da nga war a am carte d'identité ba pare tappale dugg na. li ba amul carte d'identité inscrire. foofu laa jëm xam nga. su boobaa lan lay indi 3 millions yooyu wala 2,5 millions yi
dañuy daw wuti carte d'identité ci gendarmerie yeeg police yi du moins ñu defal leen carte d'identité mooy bii am n'est pas inscrit sur le fichier électoral bu ko defee nga mën a jël carte d'identité boobu dem ci révision yi tijji nga mën a inscrire yaara ngi ci benn bi mooy tappale goo xam ne day jur yàqum xaalis ndax carte d'identité boobu ñu bind n'est pas inscrit boo demee inscrire dañ lay jox beneen carte d'identité boo xam ne du am loolu donc boobu day nax saay maanaam dañ koy éliminer day nul waaye ñaareel bi mooy foofu laa bëgg askanu Sénégal déglu ñu bu baax a baax. allez-y waaw surtout ndaw ñi mooy suñu ni nañ leen wuti carte d'identité ñoom ñëpp ñu màbbandoo dem wuti carte d'identité masalan ñu ne 15 août révision yi day commencer du 15 août au 15 septembre un mois suñu xasee ba déposer 3 millions balaa carte d'identité yi génn ñu forclos maanaam balaa carte d'identité période de révision bi jeex ñooñu duñ mës a nekk ci fichier électoral bi duñ mës a voter la jeunesse n'acceptera jamais qu'on confisque son choix maanaam jeunesse ndawi Sénégal du ñu mës a nangu ren lu leen teree bokk ci élection man xam nga ma bëgg a laaj Malick. waaw xam nga loolu yëpp wax nga ko yàgg ngeen koo dénoncer. yéen pourquoi au niveau des partis politiques du ngeen jóg encadrer seen xale yi. ñu jëm ku ci am 18 ans ngeen jàpp ne kii potentiel électeur la ngeen jàppale ko mu dem uti carte d'identité pour bañ éviter yu mel nii c'est-à-dire problème bi solution est-ce que xalaatu leen ne su ngeen contourné woon pour yenn problème yi tey duñu agsi fi ngeen agsi tey jii nii. waaw loolu li ma lay wax nii. ci loi c'est-à-dire man li ma lay wax nii ci loi bu bees bii lañ ko dëxëñ. donc ñoom lu ñu xam nga ku tàppet bu dëgg ci xeer naan la kaay ñu xeex. ñoom lu ñu nasoon la nëbbu ko ci seen biir bàyyi ba ñëw déposer loi bi génn ko maanaam lii lu bees la te ba ñu ko gisee ñaar moo am ñu ne nañ encadrer ndaw ñi ñu dem joxe waaye ñoom bu ñu bëggul carte d'identité yi génn du génn ñu tombé ci piège bi wala ñu ne duñ ko fi defee dañuy xeex ba loi bi ñu tëggaat ko parce que bii baaxul. mais xeex bi du am sens parce que xeex bi c'est une bataille perdue d'avance. non c'est pas une question de d'abord bataille ñoom à l'Assemblée ils ont une majorité mécanique. bu ngeen nga nekk ba demee conseil constitutionnel ñu ne ils sont incompétents donc combat bi fan ngeen koy xeexee kon. loolu. xanaa bataille depuis loolu opposition bi ñu ngi ciy liggéey. xanaa bataille depuis ci liggéey bi ci nan. bu jotee déet du ma jiitu paaka ci mbaram. bu jotee di ngeen leen dégg. dañu ci mosal tuuti sax. wax nga xam nu ngeen koy xeexee mosal ñu ci tuuti sax Malick. loolu xëy na bu doon àjjuma bu toogoon fii dina la si mosal tuuti waaye bàyyil ma bàyyi noonu rek. d'accord waaw d'accord yaa ngi wax léegi ne ci xale yi mënuñ dem donc opposition bi tout le temps même langage bi lay tenir est-ce que nekk ko pour préparer l'opinion à une défaite mbala tamit pour wane ne moom fi mu toll nii amoon elle baisse les armes par rapport à un adversaire Macky Sall. sëriñ bi. Macky Sall moo la gën a xam ne bu élection amee suba Sonko falu. Sonko falu. waxantuuma de. su élection amee suba Sonko falu. lii ab rapport la boo xam ne moom moo def lu sondage bi. structure bu mag ci Afrique def sondage bi. Sonko génn premier devant lui. décembre 2020. avant événement mars yi. la waral événement mars yi ci lii la jóge loolu Sénégalais yi nañ ko xam. ca lañ na nag waa ji foog ñu arrêté ko par force nañ yàq image am nañ ko jaxase ak Sénégalais yi nañu xool nuñ ko faagaagalee parce que kii kat moom ak parteem amuñu tànki ginnaaw dañoo def sondage ne bu ngeen doon dañ cee def ay liste candidats yu bëri moo ngi nii. xanaa moo tax ñu dàq élection locale yi kon yoon am décembre. déggoo li ma la wax ñëpp xam nañ ne Macky Sall lépp lu muy def ci sondage la koy teg dañoo def sondage ñu gis ni président Ousmane Sonko moo jiitu moom mu topp ci ñeneen dooraa ñëw te moom warul bokk ci élection yi est-ce que xam nga li ma la wax donc moom bu bokkul. mbaa premier tour ba du leer. décembre 2020 waaye billahi yàlla ay ci potum buur ndax bi ñu jógee nag ba génne dossier bi yaakaar ne dinañ entaché image Ousmane Sonko ba xañ ko ba wàññi dooleem far yàlla def ñoo décidé woon ne du ñu politique sax nag ñëpp màbbu ñëw suñu site bi explosé suñu carte de membre yi explosé c'est-à-dire capital sympathie bi foo ko natt weesu na ko maa ngi jógee Jolof barki Dembo Njaay falaa tabaskee dem ci ay dëkk yu mel ni Sagata Njaayeen Sàppendaak yu ni mel mais léegi damaa toog ba mu yàgg mën na ñun soxlaatuñ campagne. lii kon ngeen naagu kot. non pour te dire que askan wi yëpp
far ña ñu bàyyiwul woon xel sax dañoo mujjee bàyyi xel ci affaire bi ndax askanu Sénégal dañoo buggul kuy tooñ ak ku ñu néewal doole. loolu dañ ko tooñ moom. dañ koo tooñ bëggoon ko teg doole askan wi jóg ne du fi amee coow li am sëriñ yu baax yi ñu mel ni sëñ Muntaxa ñaan ñu njekk ñu toog noppi moom mu profité ca loola yaakaar ne defarwaat na changé waat ay ministre am changé ay généraux am def lu ko neex taxawaat ne li fi amoon du fi amaat la mu defoon du ko defaat ndax bu defee la mu defoon lu raw li fi amoon amaat fi. ñoo ci wàllu élection yi le temps ñu dugg ci événement mars yi. élection yi jàpp nañ ko janvier atum 2022 lañ ko jàpp yéen est-ce que yéen a ngi ci dynamique opposition maanaam des candidatures de l'opposition dans certaines zones yi nga xam ne c'est possible parce que yow ni ngay waxee nii yéen jàpp ngeen ne yéen ñi war a topp seen ginnaaw waroon na topp ci ginnaaw kenn. loolu nag mooy force Pastef. waaye ndaw Samba mooy seen force Pastef. yéen xam nga la mooy suñu force. ah. dañoo nangoo ànd ak séddoo quand je dis ànd ak séddoo mooy kuréel gu ñu nekk ñun su ngeen xoolee du ñu bokk mukk ci ñi koy jiite M2D. mais yéen M2D déglu rek. M2D yéen la di. coordonnateur ba du ñun. ka ca topp du ñun. chef déglu rek. waaw ka yor communication ba du ñun. non dama lay wax. Malick defal ndànk. non xam nga Hadj Malick dañ maa laaj. dañ maa laaj. allez-y wax déglu rek. Malick gis nañ fi ni Cheikh Tidiane Dièye. yow front de l'opposition. déglu rek dama lay citer. waaw. yi fi jot a jaar yëpp. waaw ban nga ci gis ñu ni ku nekk Pastef moo jiitu wala moo nekk adjoint ba. amul benn déglu rek M2D nee ma lu tax. M2D déglu rek. M2D kam moo jiitu. Cheikh Tidiane Dièye. kam moo ci topp. ana ñoom Aliou Sané. c'est-à-dire que dafa la bëgg a wax ne ña yor ñun. laaj ma Cheikh Tidiane Dièye. M2D. Cheikh Tidiane Dièye de fu Sonko oote mu ngi fa toog. waaw non déglu rek. waaw non xam nga fu Sonko oote mu ngi ci wetam toog. Cheikh Tidiane Dièye dafa am partem avenir. non je sais xanaa nag respecté nga ko ba doo wax ne moom. mais Pastef la bokk. respecté naa ko waxuma Pastef la bokk. voilà dama ne moom fu Pastef oote ma nga toog ci wetam. waaw mais Cheikh Tidiane Dièye moo doon na coordonné M23. bien sûr 2012 donc moom yàgg na ci yooyu. bien sûr dama la bëgg a wax ne ñun. pour te dire que Pastef. du gaaw a am problème ci loolu xam nga lu tax. lu tax. du ñu dem mukk ci kuréel di fa xëccoo ay poste yow xam nga Bassirou Diomaye xam nga ma. xam nga Birame Souleye. waaw bu baax xam nga Ousmane Sonko xam nga Adjuma. dans toutes les structures amul benn buñ ciy jiite. waaye nga xam ne yépp dafa fédéré opposition bi. xam nga lu tax soxlawuñu loolu la ëpp solo mooy na yëf yi dox la ëpp solo mooy na opposition bi ànd te opposition bi actuellement ñu ngi liggéey bu baax te xam nga lu gën a yéeme. muy lan daa yemul au niveau national. Daar Jolof ga ma dëkk. opposition bi yépp ñoo nekk di réunir autour d'une table depuis plus d'1 mois. pour sa candidature yow. déedéet man ko la wax damay nekk candidat. di nga nekk xanaa candidature di nga xëccoo Daara Jolof xanaa kay. candidature dafa am nu ñu koy tànnee ci suñu parti. xëy na critères yi. yow tànnaguñ la. tànnaguñ kenn Ousmane Sonko sax tànnaguñ ko bu tànn jotee moom danañ teg critères yi wax ne nii la ñu. waaye mais am ngeen intention ne man kat bëgg naa bokk naa kat am. non jotagul. xam nga lu tax janvier ñëw na di. élection yi kenn dafa xamagul kañ lay am. non janvier lay am moom parce que acte yi ñu posé. fan nga teg ne janvier lay am. parce que liñ acte yi ñu posé moo tax ñu. fan ngay teg règlement. xanaa CEDEAO 6 mois yi ñu waxoon 6 mois yi mat na de. mat na waaw. kañ la mat démb. waaw barki démb. waaw lañ am lu ñu laa luñ ci dara di. an la journal officiel ana lan lañ génne loo xam ne lii. mooy firndeel ne pour convoquer électoral bi. waaw anamu. gisoo ko ma ko de. gis nga. ak Covid beeg ak yu ni mel alibi yi dañoo bëri pour ñu dàqaat élection yi sëñ bi. alibi yi dañoo bëri da nga ci li nga wax dañ ko for ci weewu nag da nga ko yaakaar ba da nga ko njort. foofu moo ko waaye man. da nga ko analyser rek yàlla dafa dogal nag ni. wax dëgg yàlla ay 2003 2004 ba léegi maa ngi suivre de très près politique gu Sénégal donc bokk woon ci parti. Macky Sall am na astour lu ma xam ci moom ak ni muy doxale tant que jekkuwul du bëri loolu ñëpp xam nañ ko. fu muy jekku na di. fu mu jekkoo ak nan la jekkoo yow nga xëy bopp bi say njañ ñëpp yónnee leen ne leen dem leen waajal duy say centaine de car wër ci dëkk bi foo dem ñu génnee la sagar yu xonk yu xoo la fa nga xam ne nag yow ndekete lañ doon laamee sax finalement deseetoo dara bi mu ñëwaatee la revoir copie mais gis nga encore une fois pour une fois Macky war na mën a bindu turam ci histoire sortir par la première porte pour une fois. ci nan. mooy na ni réew mi élection désormais day am date fixe boo xamante ne ni kenn dootu ci laam-laamee ci élection yépp maanaam le calendrier électoral déglul de mu ni
pour éviter maanaam pour yaxanal koom-koomu askan wi ak éviter bépp xeetu sàcc bulletin unique dañ koy daal di teg comme ni ko opposition bi ak société civile bi sàkkoo woon dégg nga baax ma wax mu ne caution bi dañ koy def lu raisonnable pour bañ a xañ nit ñi seen possibilité de participer. loolu mooy les points d'achoppement du dialogue. mooy yi nga xam ne ñoom nanguwuñu ko ñoom waa pouvoir bi mais xam nga la moo tax. dama ne ku bu fekkente ne yow jàpp nga ni liggéey boo xam ne candidat boo mën di tànn ci sa kuréel Benno Bokk Yaakaar war na mën a porter bilan boobu dem 2024 gagné war na mën a dem élection locale gagné war na dem législative gagné yaa xayti leeralal yëf yi. jaarale lépp ci yoon ne man kat damay sàmm sama kàddu def naa sama ñaari mandat damay organiser élection yu leer que le meilleur gagne su boobaa il va être cité en exemple partout dans le monde et que fii askan wi ci boppam ñoo koy njëkk a xëy na fi mu ne nii maanaam cofeel gi nga xam ne mu ngi koy dagaan ci askan wi te mu tëkk ko wit bu boobaa nag la koy dooraa am. am na cofeel kat itam Malick am na cofeel yow tamit. xëy na ci yow la ko am. déet moom man bokk ba fenn moom. di fàttali suñu gan tey moom mooy El Hadji Malick Ndiaye nekk secrétaire national à la communication du parti PASTEF ñu doon wax ci wàllu élection yi ak opposition bi muy doxalee est-ce que tey jii PASTEF dynamique bi ngeen xam ne ci ngeen nekk au sortir des événements de mars dernier xalaat ngeen tey jii ñu ne kat Malick Ndiaye te Linguère exemple laa joxe waxu ko ma ne candidat nga Linguère nekk da nekk ci ginnaaw kenn ci côté politique est-ce que yéen a ngi ci dynamique boobu nekk ci ginnaaw nit pour faciliter l'union sacrée autour de l'opposition ndax yéen ngi dox ci loolu. ci loolu lañ nekk di dox. ndax li am solo mooy. waaw yaa ngi fàttali ko Front Siggil Sénégal 2009. surtout Ablaye Wade boobu la commencé te ren loolu objectif parce que local yi primaire la mën naa ne primaire la. waaw loolu objectif bi analyse politique yi wax nañ ko. primaire objectif bi mooy. fexe ba jël la ëpp solo. la ëpp solo nag du nombre ba qualité ba la. la ëpp solo gañe dëkk yu mag yi. mu ngoog. gañe Ndakaaru gañe Kaolack gañe Louga. gañe ak leneen lu ñu mën a gañe ci yeneen gox yëpp. les grandes villes ko waabale ko te loolu pour mu am. benn parti kese mënu ko. il faut une union sacrée. il faut une union sacrée ñu waxtaan ñu juboo ñu ci ñu tënku ci ay principe yu leer su ko defee ñu tànn les meilleurs candidats dans toutes les zones. mais est-ce que man loolu dina yomb xam nga tey ma jox la exemple Ndakaaru. non dina yomb. xam nga tax ma jox la exemple Ndakaaru ci ko dëkk bi Ndakaaru. waaw Ndakaaru fi mu toll nii na ma ñoom parti Khalifa Sall Bal Barthélémy samp na dëpp. waaw nee na day nekk candidat. waaw Pape Diop nee na day nekk candidat. waaw xam nga yéen tam même au niveau yéen vous avez le même problème que le pouvoir bi nga xam ne il a des problèmes de choix de certains candidats. amuñu ko xam nga lu tax amuñu ko. lu tax. fi mu ne nii ku mu neex sañ na wax ne dama bëgg a nekk candidat. waaw mais bu ñu toogee ba ni. nii la ñu fas yéenaa tënkee affaire lii mooy critère de choix yi pour que ñu am les meilleurs candidats. dans toutes les zones. su boobaa bu ñu waxtaanee dinañu juboo parce que loolu. opposition yàgg na ko réussir ci réew mi. te opposition bii ma gis dina ko réussir ndax divergence yi bariwul. non mais y a trop de prétendants. waaw mais c'est normal. xam nga lu tax loolu kay day wane ne on a trop de bons profils mais parmi. prétendant ne veut pas dire de bons profils. non non exemple tey par exemple taxawu Dakar rek y a ñaari candidats. Khalifa kii Karim. bu taxawu Dakar mooy tànn candidat wu mairie Dakar. opposition moo koy tànn. mais xam nga ñoom ils sont forts à Dakar. ils étaient forts à Dakar xam nga ñun bu ñu neexee ñu ne Pastef kat. am na ñaar wala ñetti responsable Pastef yu wax ne ñoom kat am nañu yéene briguer mairie Dakar. mais su boobaa xam nga lu am solo. exemple Thiès Birame Souleye ñeneen nañ candidat la mairie Thiès. kam moo ko. ah gars yi duñ koy wax du avec insistance. Birame Souleye xëy na dañoo gis ne candidature am dafa leer rek. waaye moom de waxu ko parti bi waxu ko. ñu ngi ko koy jiiñ boobu. non déglu rek. mais loolu sant yàlla la xam nga lu tax ñu ngi ko koy jiiñ. sant buñ demee Bassirou Diomaye Faye ñu ngi koy jiiñ fa mu dëkk. man Abdoulaye Tall ñu ngi ne il a des velléités à Mbour. ñu ngi leen koy jiiñ xam nga lu tax. xam nga lu tax. c'est de bon profil nit ñi yéene ko seen gox. gis nañ fi ñun ay militants Pastef yoo xam ne ñu ngi tëb di déclarer ay candidature leaderu Pastef. mais pourtant Pastef ba léegi wax ko. lu ngeen di xaar pour wax ci nag. encore une fois munoo ni. da ngay yow da nga bëgg opposition bi fédéré wu ñu am les meilleurs candidats pour que élection yi ñu jël au moins 60%. waaw ba pare yow sa parti nga taxaw fële di déclarer ay candidature par ci et par là. loolu day yàq affaire bi. xam nga lu ma jaaxal Malick. yow pourquoi nga def cette confiance aveugle à l'opposition nga baal ma ci wax ci nga jàpp ne opposition war na mun a dajale loolu yëpp est-ce que pour yaakaar boobu amul moom xaw a jaaxal. cette confiance aveugle mais parce que opposition bi amul beneen choix bu dul dajaloo.
buñ dajaloowul. amul beneen choix bu dul dajaloo. buñ dajaloowul xëy na mën nañu gagner mais du yomb. parce que parce que avec des voix dispersées. amul solo. suffrage direct la. ah direct la de. suffrage direct la. raw gàddu la de. foofu dañuy éviter piège bi moo tax dinañ liggéey boo demee ba nga xam ne au pire des cas sax mënul nekk benn front kese ñu am ñaari pôle yu mag ñii jëm Saalum ñii jëm Gànnaar ñii jëm Soowu ñii jëm Penku ñu wër ko ndomba comme ni ñu koy defee rek. mais est-ce que Pastef yéen a ngi dox ci loolu. c'est-à-dire ci dox saa su ne guddeeg bëccëg. jot ngeen am ay rencontre guddeeg bëccëg. beneen laaj moom lu ngeen di xaar yéen pour yéen au niveau de Pastef maanaam désigner seen candidat yi pour prochaine élection yi ngeen di xaar opposition bi yéen kay à l'interne war ngeen mën a liggéey ci loolu bu ngeen xaar opposition bi. ñun Pastef suñu lépp dañ koo liggéey tënk teg. stratégie kon pare ngeen électorale stratégie d'alliance. kon lépp laa wax. mais xam nga la moo am solo instant bi massification. mot d'ordre bi benn kese la. fépp fu responsable nekk fépp fu militant nekk na wàcc ci mbedd mi na wàcc ci terrain bi waxtaan ak askan wi waxtaan massifier parti bi installer ay cellules moo tax chaque week-end danañ installer lu mu bon ñaari cellules ci coordination bi. chaque week-end man daara gi ma jógee nii. Jolof département de Linguère bi ma jógee nii lendemain tabaski installé na ñaari kii yu mag. ñaari cellules yu mag week-end bii di ñëw ñi ngi préparé waat installation cellule ainsi de suite et noonu lañ koy defee partout ci Sénégal. yéen lan leen événement mars yi permettre comme la ngeen ci gagné ci événement mars yi passé en termes de sympathie. wax dëgg yàlla mënuñu ko quantifier. mais sentir ngeen ko. dañ ko sentir bu baax a baax. élan de solidarité bi dafa énorme ñun dañu toog ñu ne dañ doon dajale ay koppar pour dem nemmeeku tour. far yàlla bi defar day mel ni kuy yàq comme na mu ko defee woon ca radiation Sonko ba bii yoon événement yi nga xam ne am na mars ñi ci massawu ñëpp ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen ay jegeñaale di ci massawu ñi nga xam ne jëlee nañ ci ay gaañu nga xam ne Pastef mu ngi continuer ba léegi ñu ci bëree bëri di leen toppatoo seen wàllu ordonnance ba fii may waxee ak yow. ba fi mu toll nii. mais dañu toog mais mënuñu. maanaam ci li nga xamante ne nii moom lañ bëggoon defee nemmeeku tuur ca lañ nekk di jël di leen jàppale parce que ñu sonn lañ nguur gi la mu waxoon defu ci dara toppatoowu leen te duñ leen seetaan noonu moo tax ba léegi commission finance mu ngi koy topp ak suñu commission santé ba léegi di leen suivre ba fii may waxee ak yow donc loolu nag dafa am loo xamante ne nii moom lay firndeel. mooy askanu Sénégal gëm nañu projet Pastef gëm nañu Sénégal nouveau. Ousmane Sonko li ñu gëm wala projet Pastef la ñu gëm. projet bi lañ gëm balaa nga ko doon xam dëgg. Ousmane Sonko nekk président. projet Pastef day taxawaat tànn njiit continuer di dox. parce que xam nga lu tax Pastef ñi fa dajaloo ñëpp benn mbir rek benn dénominateur commun lañ am mooy Sénégal mais du kii moo jox kii indi ko. kii moo jox xaalis kii mooy fay kii weer kii moo koy fayal location kii nangam déedéet benn tontine la ngir njariñu Sénégal. gis nañu avant loolu événement yi ke doon def créer pour maanaam def ay genre ket yooyu ba. foofu laa doon daaneele parce que dañoo doon def. nemmeeku tour bi. waaw allez-y waaw. xam nga dafa am yu bëri yoo xam ne day accélérer mbir yi. ginnaaw sondage bi ma la wax. Macky Sall dafa xam li ci wër Sénégal moo tax bëggul ko wër Sénégal rappelez-vous Khalifa Sall bi mu commencé woon di wër Sénégal lañ ko jëli Tambacounda kii ne ko nuus jàpp yóbbu ci kaso bi président Ousmane Sonko bi mu annoncé nemmeeku tour ñu lancé fundraising. ci moins de 48 heures plus d'une centaine de millions génn taxaw te xam nga lu yéeme ci centaine de millions bi c'est-à-dire que 45 coordinateurs coordination départementale yi. ak les coordinations de la diaspora ñoo doon cotiser wu pour verser département de Linguère dem na ba 1 400 000 boo xam ne ay 5000 la ay 2000 ay trucs Sénégal politiciens yi mësuñu xalaat ne dinañ yegg ci jamono boo xamante ne ni askan wi ñooy cotiser benn leader politique ne ko demal tournée ji lan nañ xam mooy leader politique bu bëgg a tourner. génn xaalis ay mallette waaw séddale envoyé gars yi. loué ay carte mobiliser. gaa yi nag daan ne mais lii moom dafa doy waar
mais non seulement kii nit ñi dañ ko bëgg topp. après mais ci le ils ministère sont de prêts à l'Intérieur se sacrifier génne pour lui permettre. génne benn note wax ne loolu c'est illégal. note ba ban heure lañ ko génne 2 heures du matin. dañoo tiit ci ay nalaw génne menacé dissoudre Pastef relier loola ak code pénal bu bees bi nga xam ne dañuy wax ay waxu mouvement insurrectionnel ñu jàppoon booy yi ñu jàppoon fii février ñi ñëwoon ci buntu kër Ousmane Sonko chargé seen dossier def ci appartenance à un mouvement insurrectionnel tey ñu ñëwaat di wax ay waxu menace de dissolution après nemmeeku tour bi code pénal bi ñu waxaat waxu dissolution Pastef moo leen jaaxal mais bu ñu comprendre ne Pastef esprit la dinañ xam ne mënuñu ko reyee fenn ay bopp yu dul jeex la parce que esprit la mais du loo xamante ni da ngay ñëw rek ne jàpp naa El Malick jàpp naa Biram jàpp naa Bassirou jàpp naa kee Pastef day nax saay day maanaam wala dissoudre naa ko existeetul Pastef esprit la te Sénégalais yépp ñoo sentir seen bopp ne ñoom Pastef lañ bokk. mais au sortir de cet événement l'image de Sonko a été également écorchée et écornée. pas du tout. pas du tout. waaw ci buñ bañ débat bi sax loolu xëy na ay jamono ba wax ja bëree. waaw mënoon nañ ko yaakaar. waaye ba pënd ba wuree. ñëpp gis nañ ne ndekete yëf yi ay tappale képp la woon saa yu ñu xëyee preuve bu bees ñëw bii wone ne lii kat ab complot képp la woon waaye bu fekkonte ne loolu kese la mais kilifa diine yëpp du ñu yónnee seen ay ndaw ñiy seet si Ousmane nee naa leen dañoo bëggoon a génn def nemmeeku tuur far yàlla li yàllay def ba ñu defee seen complot bu bon booba far askan wi ñëw nemmeeki suñu moo tax ñu toog ba mu yàgg ñu ne ñun kay lañ doon laaj pour def ci nemmeeku tuur far askan wi ñëw nemmeekuñu nañ ci coom di saa su nekk di faj ñi nga xamante ne nii dañ cee jëlee ay gaañu-gaañu. am na beneen poñ Malick maanaam Sonko est sous contrôle judiciaire c'est-à-dire fi mu toll nii mënut a dem mënut a génn am na lu ko tënk ba pare loolu yëpp naka ngeen koy xalaatee defee rawatina ñi nga xam ne ñoo koy layal pour mu mën a dem au moins parce que gis nañ sax li xewoon fii ci waxtaan ko woon ci biti réew mu di dem parce que amuloon autorisation pour génne réew mu nekk tamit beneen àlli kalaj boo xam ne ci bopp Ousmane Sonko. ba tey ma delluwaat rek ci ñàkk doxal yoonu Macky Sall. Ousmane Ngom nekkul woon contrôle judiciaire. waaw kan moo ko jàpp dugal ci avion am génn ak moom dem Macky Sall. ci ku ñu jiiñoon ne dangaa bokk ci ñi luubal alalu réew mi président Ousmane Sonko ba fii ñu toll tey amul dara lu tax ci deram te ñëpp xam nañ ne xaw ma kam mooy daw ban jàmbaar mooy daw wala ku ñàkk fit mooy daw waaye Ousmane Sonko bokk ci. ñëpp xam na ne aussi amul benn nationalité bu dul Sénégal ñëpp xam na ne aussi amul fenn fu mu nooyee fu dul Sénégal Ousmane Sonko buggul sax tukki sawarul sax ci tukki bu dul woon a politique bii ginnaaw dem aji Màkka daanaka du tukki buggu ko donc encore une fois il a toutes les garanties nécessaires pour que saa yu bëggee génn dem et bés bu bëggee génnaat wala ñu bëgg a def suñu ay tournée dinañ dem déposer demande. suñ ko bañee. bañ yegg ca. bañ egg ca voilà di faat suñu gan tey moom mooy El Hadji Malick Ndiaye nekk coordonnateur nekk secrétaire national à la communication bu parti Pastef ñu nañ ci wàllu élection yi ndax yow Malick ma laa daal laaj bi sax am nga ay ambition pour Linguère. pour Sénégal kay moom ambition yi dul jeex laa am. fa nga dëkk. ndax Sénégal la moo jaral maa ngi ñëw dama gëm ne benn gox mënul defaru bu Sénégal defaruwul. waaye mais ci doxee la waaye gis nga Jolof. waaw Jolof. moom laay nooyee. te Sénégal mooy Jolof moo meññi Sénégal daanaka. léeg-léeg ma tooñ leen foofu quoi ndax Jolof. mais yaakaar naa ne moo doon gouverner Sénégal moo doon gouverner Sénégal dafa am ay ténor de ñoom am na ñoom ay Aly Ngouille Ndiaye dafa yaa des ténor foofu de. non fi mu ne nii jël leen seen micro trottoir ngeen wàcc. foofu yaa des ténor foofu de jël leen seen micro trottoir ngeen wàcc ca mbedd ma di ngeen xam ne la woon wonni na. dinañ wax Lamine Gueye Samane kon. mais foofu yaa ñëw dama lay ñaan rek. waaw dama lay ñaan rek seen correspondant. ngeen wax ko mu ñëw. foofu kooku mbër la de. déglu rek na wàcc. Jolof commencé ko Sagata Jolof wala sax avant Sagata bu génnee deyaali rek na commencé micro trottoir mu laaj askan wi xam nga booboo gën a leer. ba baa mi génn Linguère bay yegg Ferlo Ranérou bay yegg buntu Ranérou ci frontière bi mu laajte dina xam ndax Jolof instant bi ban parti moo fa ëpp doole. benn ñaar suñu yéene ci Jolof ñëpp yàgg nañ koo xam te loolu du lu bees parce que dañoo jàpp ne
Jolof dafa war a bokk ci gox yi ñuy gën a ràññee ci Sénégal historiquement Jolof dafa am lu mu symboliser. benn Sénégal boo génnee Sénégal gii rek ana waa Jolof lan lay wax. waaw la wax waa ana waa Sénégal. loolu benn la. mais beneen affaire bi am solo mooy potentiel bi Jolof am. maa ngi koy wax keroog bi ma demee seeti te suñu dooleel suñu aar bi sax waroon nañ ci wax. maanaam gis tabaski bi maanaam xam naa ne cordonnier yi moom li ñu dugal seen poche ci tabaski gii. gis moom bu naa waa ngaa yi ngeen doole suñu aar bi. waroon nañoo cordonnier yi sax kay waroon nañoo xëy na ñëw sax nañu yéen kat xaaral ñu jàppale leen. ndax publicité gratuite ñoom Bassirou Diomaye Faye yooyu ngeen koy def. ñu ñëpp def nañ ko mais bi ma ciy waxtaan ak kenn si ñoom. ci def affaire yu am solo fii. dama ne ko tey gàcce la yéen der yi ngeen di utiliser pour defar dàll yi ñi ngeen ne Italie lañ koy jëlee alors que der yi Sénégal lay jóge ñu raxas ko def ko ci ay conteneur yóbbu ko Italie ñu defar ko ñëw jaay leen te xëy na sax duñ leen jox meilleure qualité bi waa ngaay dañu am problème comme ni bijoutier yi amee problème gis ooru Sénégal. imaginez Jolof cheptel ba la fa nekk. ñu moderniser élevage bi def fa benn usine de transformation des produits laitiers nga xam ne meew dootuñ ko jéggaaneeti parce que Jolof nawet bi bu nangoo dëgg soow mi dañ koy tuur àll bi day weex. tuur waaw parce que mënuñ ko conserver kii fu ñu koy conserver te soow dafa gaaw a yàqu. imaginer bu ñu amoon usine ak tàngoor wi. bu boobaa dinañ am beurre am fromage am meew boo xam ne ñun. dinañ ko contrôler xam meew mi ñu naan lan la ndax importation bi moo tax jàngoro yu bëri moo tax ardoise de santé bi ardoise médicale bi élevé ndax produits yi ñu indi yépp du ay produits de qualité c'est des produits de très mauvaise qualité boo xam ne day am impact négatif ci santé wu askan wi moo tax ñu ne tey foofa bu ñu fa amoon ñaari usine benn bi di nga xam ne day def transformation produit laitier ak benn boo xam ne moom maanaam tannerie lay def maanaam wulli ñun dañoo màgg gis foofu Jolof suñu mbokk naar yi ñu wooyee laxunde yi nga xam ne dañuy wulli der ñu koy jël di ko defaree ay dàll ak ay yu ni mel mooy tannerie traditionnelle tey bu ñu fa defoon usine bu mag Sénégal lépp lu ñu fiy def ak ay abattoir moderne wax dëgg yàlla tund Jolof ba yëpp kenn dootul soxlaati jóge foofu di ñëw Dakar mais nga defaale fa benn institut de formation professionnelle boo xam ne dina la génneel ay ingénieur agronome dina la génneel ingénieur hydraulique dina la génneel lépp li ngay soxla ci gox boobu noonu nga mën a créer poumon économique Jolof nga def ko noonu Waalo nga def ko noonu Saalum nga def ko noonu Bawol nga def ko noonu su ko defee mu nekk benn développement durable endogène boo xamante ne ni pôle yooyu noonu ñooy porter économie wu Sénégal te Covid bi lu jàngat yooyu lañ ci waroon am on ne peut compter que sur soi. mais loolu amul Covid boobu sax ci la ñu tarxiis ak troisième vague bi fi mu toll nii Malick troisième vague bi moo lëmbe Sénégal nit ñëpp dañoo jaaxle ba nga xam ne lan loo ci wax ci troisième vague bi. troisième vague bi wax dëgg fa yàlla lënt na xel yépp. lu tax. lënt na xel yépp parce que dañoo gis ni ci li ñu nemmeeku mooy yëf yi daa dépassé ñii nga xam ne ñoo yor réew mi yor wàllum paj mi. ñu mu leen dépassé. su may wax ñi yor réew mi yor wàllum paj mi waxuma médecin yi yooyu ndax ñooñu moom. ñoo ci gën a toq ñoo ci gën a lot ndax ñoom sax lañ warloog ñoom defuñu ko. waaye ñi yor wàll mi xam nga bu ñu waxee ne Sénégal Dakar 40 lits la am. pour te dire que ñaari Sénégal moo am Dakar 40 lits la am la des ca Sénégal une quarantaine de lits aussi maanaam boo boolee Sénégal yëpp amuñu téeméeri lal. ñu ne la chaque jour ñi ngi am 1000 cas waaye ñi amul lal fu ñu jëm te Maodo loolu yomb na. nu mu yombee. Maodo benn lal boo amee 20 millions diggante 20 ba 25 millions da ngay am lal bu mucc ayib boo xam ne am na li ñuy wax yépp pour sauvetage respiratoire et cetera waa léegi boo ko amee am lal boo amee lu toll ci 15 milliards jàpp 20 milliards am hôpital comme bu Kaffrine bi ñu doon inauguré 20 hôpitaux ñaata la lay dikkee boo defee 20 fois 20 milliards du 400 milliards. 400 milliards dégg lu baax li ma lay wax de. bu baax. ñu ne la 400 milliards terre bi donc da nga ci doon am parce que terre bi ñoom nee nañ 700 800 milliards la ñu ne leen ëpp na 1400 milliards mais bu ñu jëloon seen 800 milliards
maanaam TER bi da nga ciy am 40 hôpitaux yu mel ni yu Kaffrine yi. chaque département day am hôpital bu mucc ayib Sénégal dootul sonn ci paj. nga jël avion bi mu jënd avion hôtel bi 60 milliards jëm kaw waa ñaata. te bi mu koy jënd ci biir Covid bi déglul rek. waaw ñaata lii nga ci mënoon a am ci 25 millions. nekkinu askan wi soxalu leen coonooy askan wi yëguñu ko ña ngay wéy di gundaandaat li ñu wax naan rongoñu baadolo mooy sim cere buur loolu Sénégal rek nga ko mën a mandargalee fépp fu àdduna bi di xalaatee nan lañ mën a faasee Covid bi ba defaraat suñu économie moom mu doon def tournée politique nit ñi di ko jiiñ sax ne ko moo wesaare Covid. waaw lañ koy tooñ dama yegg foofu. loolu lañ koy tooñ loolu moom askan wi la man duma ci wax. loolu réseaux sociaux déggoo li ma la wax dama ne. loolu réseaux sociaux lañ koy réseaux sociaux moom askan wi la. loolu dañ koy tooñ loolu dañ koy tooñ waaw. moom laak du moom. Covid bi ci biir mois de juillet bi la wulee njaay. moom laak du moom. li wérte wóor mooy moo am responsabilité wut ay solution ngir. saafara jàngoroy askan wi. te defuñu ko. te il a dit que y a. xam nga moment bi nga xam ne yow tamit nañu waxante dëgg moment bi nga xam ne économie bi ñëpp a ngi naan yëf yi daa méttee fu ne ndax Covid bi yow ngay xalaat jënd avion bu mucc ayib ànd ak say ministre ngeen dugg naa da ngeen di inauguré di wër. waaye dafa am leneen lu gën a doy waar. muy la suñu 94 milliards yi nga xam ne nee nañu duñ ci wax dossier ba classé nañ ko sans suite. waaye 94 milliards. ñaata lits d'hôpitaux nga ci waroon am Sonko ak Mamour Diallo boobu. 94 milliards da nga doon jox chaque département 2 milliards ne ko jënd ci ñaata lits bu fekkente ne 20 millions lay jar 100 lits la ci jënd chaque département. mais li nga wax yëpp c'est la population moom mooy le plus grand perdant li nga wax yëpp c'est le peuple qui perd. waaw mais c'est le peuple qui perd pour le moment. mais nañu xam ne nguur koo gis dafay jeex. loolu moom bu yàlla rek nañu ressaisiru bu yàlla rek a dul jeex moom. loolu moom askan wi fi mu ne pare nañ ñoom bu ñu yaakaaree ne. booy dem ci biir réew mi ngay xam ne bu ñu yaakaaree ne mën nañu wéy di nax askan wi. c'est parce que ñoom ils n'ont rien compris car le peuple est très en avance sur eux askan wi da leen a jiitu fu sori toog di xaar. pour lan nga wax loolu. parce que ni ñu yeewoo moo ëpp xam nga bu njëkk Hadj Malick politique xasante la woon saagante mais daawuñu wax mukk muy pouvoir comme opposition daawuñu wax mukk nan la ñuy yoree. koppari réew mi ndax ku ci ñëw da nga fas yéenaa def ni kooka. waaw mais léegi politique bi am mooy Pastef day ñëw génne ba mu wax ko ci anam yu leer naññ naka lañ yoree yàqu suñum réew waaye activistes yi. réseaux sociaux yi. surtout activistes yi. moo tax kenn nelawatul. ñëpp a xam gis nga boo da ngay dem toog ñu naan la sa émission bi nga def fee li nga fa wax kii naan la si man kay Karim Xrum Xax li mu wax kii naan la Guy Marius Sagna kii naan la waa ji nekk fa Italie am na waa ji nekk Italie di live Facebook c'est-à-dire que kaw gi ñoo gën a am jot sax di suivre affaire yi xam nga fii sax Dakar da ngay dang-dangi suba ba ngoon di xool loo yóbbu kër ga mais kooku comme dara amu fa à part dawal Jakarta dawal sareet ak tëdd naan ataaya ci grand place yi boo demee toog dañ lay waxal ku ci nekk la mu wax de A à Z moo tax ma ne la kenn nalawatul te Macky Sall loolu la xam bi mu defee sondage am yi. mais yéen tamit réseaux sociaux yéen tamit vous êtes trop présent dans les réseaux sociaux. mais également on vous reproche souvent ce manque de démocratie surtout à chaque fois qu'on attaque Ousmane Sonko seen gars yi sortent de leur gong pour tirer sur les Sénégalais. waaw léegi lu tax reproché woo ñu ne. ci réseaux sociaux yi ngeen gis ni. bi Covid bi amee Pastef dañoo def ay quêtes def ay dons partout dans le Sénégal. lu tax reproché woon ni ci réseaux sociaux yi le Pastef organisé wu pour def ay dons de sang ba remplir banque de sang yépp lu tax reproché wuñ nañu ci réseaux sociaux yi ngeen gis Pastef di organiser ay cours de vacances ndax Covid bi ngeen gis ñi def ay setal ci réseaux sociaux yi ngeen gis Pastef di def ay sensibilisation ay film pour nit ñi di mën a dem bindu ji di mën a dem voter ji mafia kaj-kaj bi ñuy wax bi nga xam ne Macky Sall sax daanaka moo tax booy taxawal mafia kaj-kaj mais ay dons lañ doon joxe ci tabaski bi jeunes yi ils ont fait dañu lever fonds c'est-à-dire que jeunesse bi ñu am. nañ ci sant yàlla parce que jeunesse bi ñu am léegi. waaw nekkatul jeunesse malsaine booba noonu de. nekkatul léegi jeunesse bi ñu am. mooy jeunesse bu consciente des enjeux de l'heure. Et ils sont prêts à tout pour défendre leur patrie et l'espoir. Et l'espoir vous savez qui c'est. da nga def foofu sa baaraam
ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax El Hadji Malick Ndiaye sama tooma di fàttali yaay secrétaire national à la communication bu parti Pastef ñu bàyyi la nga tàggatoo. waa jërëjëf Hadji Malick mbégte la saa su nekk nag di teew fii. waxtaan wi neex na lool ba gisuñu sax naa heure baa ngi doon sori. di jaajëfal ñëpp rek wax dëgg yàlla di jaajëfal borom kër gi commencé ko ci Baye Omar ba ci suuf. di wax ne man personnellement Sud FM mooy sama RTS du publicité nag waaye boo ma koy déglu mënumaa wax ne opposition la far mënumaa wax ne pouvoir la far. donc professionnalisme bi fi am. maa ngi invité médias yi nekk Sénégal parce que man médias yi damay jëflante ak ñoom ñu si bëri samay xarit lañ nañu xool ci Sud FM di leen laaj nag kañ ngeen di am télé. ak kañ ngeen di def live. d'accord jërëjëf El Hadji Malick Ndiaye émission bi nañ ko mën a rediffuser incha allah rabbi lundi après le journal de 22h jaa ngeen jëf.